asalaamaaleykum mbokk Sénégal ni ñu koy defee altine bu nekk seen émission autotransport autotransport noonu nekk na émission boo xam ne di leen jugul lépp luy xibaar ci wàllu dem dikk bi jaww ji wala géej gi tey nag ñuy waxtaan ci dem dikk bu aajoo ci tali bi ñu fas yéene fi dalal koo xam ne nekk xam-xam màcc na ci wàllu dem dikk bu aajoo ci tali bi jaratul ñu koy présenté muy Gora Khouma nekk secrétaire général union des routiers du Sénégal waaye nag dina tax tey ci occasion pour ñu ko xamul moom mu wax Gora Khouma moom mooy kan galaañ nag ñu sóobu ci waxtaan ñu may ko mu nuyoo ak téléspectateurs yi. waaw ñu ngi lay nuyu Samuel Théodore Samuel ñu ngi lay nuyu di nuyu askanu Sénégal yëpp di nuyu permis di nuyu carte grise di nuyu apprenti yëpp ñi nga xam ne seen tur laa yore di ci wax di nuyu kër gi diine yëpp di nuyu askanu Sénégal yëpp góor a jigéen mag ak ndaw loolu la amoon lu may wax ginnaaw bu ma rafetloo seen teewaay fii ci li ngeen mu bëgg a laaj ma am ci mbégte lool ndax li ma xam ku ma ko laaj ma wax li ma xam. Gora ku la xamul sa jaar-jaar ci transport nan la Gora embrassé métier transport ba tax tey mu nekk secrétaire général. waaw xam nga secrétaire général bi de man naa wax ne en 2005 lañ ma fal sama premier ndomb secrétaire général syndicat. mais lu ko jiitu nag amoon naa fu mooy doon jànge ba mu fa lijaa sa mécanique générale doon am fu muy bari service tamit yu ma liggéey ba yàlla def ma def départ génn ci loolu yor sama yëfu bopp avant may ut oto pour di ko moom sama bopp di ko dawal tamit amoon naa benn remorque buñ ma embauché woon ma liggéey ci 11 mois di def diggante Dakar ak Ziguinchor ba sama kilifa yëg na man mii maa ngi yore oto bu yëpp sàngara mu woo ma laaj ma ko ma ne ko ah kay loolu am na mu ne ma bàyyi ko booba sama 11e mois ñu ngi woon ci le 26 xaw ma le 27 waaw ma jël oto bi delloo ki ma ko joxoon. moo tax damay wax ne la chaque jour fayeku naa ci remorque 10 mois benn mois ba moom le 26 boobu man maa ko joxoon soxna si ma jox na oto bi maa ko delloo oto bi nag comme sama wasile damaa ko tere bàyyi naa weer wi tamit jéggal naa la ko ci laa dem ut sama oto bopp muy car rapide ma dem la ma yore ma jox ko Ndiaga Ndiaye dese ci as tuut di ko daw pour compléter ko. loola nag tax na oto boobu ma doon dawal dina tax ma gën a siiw ndax dama amoon problème ak police am problème ak gendarmerie am problème ak coxeur yi ci kaw tali bi sama pare-brise ma defoon ci benn photo Seyna Issa ku ma séen na bàyyi laay nga ne le moo tax turu bàyyi laay yu siiwoon loolu sax ci ñi ma ci ko xam li tax nag ñu bari gis ma ci affaire syndicalisme bañ ko ma doon bañ ndax musuma jox alkaati musuma jox gendarme musuma jox coxeur man damay préféré dagg reçu te bu ma la tooñul du ma dagg reçu moo tax fii ku fi commissariat dugal nañ ma fii tëj nañ ma ci commissariat yi nekk Dakar yëpp benn échappé wu ci brigade de gendarmerie bu mën a dugal nañ ma sama oto dana xëy su ba ngoon doon liggéey kenn ku nekk na oto bi Ndiaga Ndiaye moom lu tax mu bàyyi waaj ak oto bi ma garde secret boobu ma ak moom ba ginnaaw bi Ndiaga Ndiaye jële ma ci oto yi yóbbu ma nekk sous gérant ci station bi nekk mobile bi nekkoon jàkkaloo gaaraasam ma nekk foofu ba yàgg daal ma jóge fu chauffeur yi oo ma booba garage Petersen mi ngi ci grande mosquée ñu ne ma daal dañu bëgg daal nga ñëw jàppale ñu parce que gis nañ li nga doon xeexe transport te yombut ma nekk fa boobu syndicaliste bu ñuy wax daam loo moo fi nekkoon ma nekk fa comme délégué ci loolu laa nekk fa ba borom tendance ñëw ñu dem jëli Alassane Ndoye samp ko mu nekk suñu candidat fekk li ko jiitu wàllu rivalité syndicale tax na ñu tëj ma kaso en 98 dem naa kaso dem naa fa 2 mois 6 jours ci problème mu syndicat ay histoire yoo xam ni defuma dara mais loolu ku bañ syndicat na du ma dugg kaso baa nga def politique du ma dugg kaso doo dem par miracle rek la may wax chaque jour ne président Macky Sall nekk na président boo xam ne bi mosu dem kaso kooku par miracle la mais dina jafe politicien ba un vrai syndicaliste nga ne may def syndicat mosuma dem kaso par miracle rek nga mën a defee mais bu set nga def loo xam ne lii day del nañ toll kaso ndax li ngay revendiquer loolu moo la yóbbu toujours ci kaso
ci loolu en 2000 la ñu remplacé Dame Lo dégg na gaañu ne sax yàlla ko yàlla xare àjjana ñu nekk ci Alsaan ba en 2005 ma am sama ma beru 2005 ba léegi nag maa ngi évolué ci secteur transport di uyu ci turu transport. maam Raan mi nga xam ne tey jii moo ma tere woon auto transport boobu ma doon def sàngara boobu bi ma ko teree tamit ma bàyyi ko ginnaaw bi tamit bi ma nekkaatee ci yor sama oto bopp di ko doxal ba ñuy dem Petersen ma jaar ci échange ma demee Petersen ginnaaw bi ñu ma tëjee tamit bi ma génnee dana ma demal nga toog sa kër bul def dara ma dem toog sama kër ba chauffeur Kër Massar yi ñëw boobu fi Kër Massar dara nekku fi ñu woon ma dañoo bëgg ab garage ci Kër Massar ma leen man sama sëriñ damaa tere ay affaire yooyu moom pare naa ci ma dem tàggu ko bi ma ñëw di ko nuyu rek mun ma ñooñu lañ lay doyee demal nga ujji leen barke dina fa am Sénégal gii fu waay nekk dina dégg sa tur birim réew sax dinañ dégg sa tur. boobu ban sëriñ la. Maam Raan Thiaw Laay boobu nit xawu ma presque mu wax ma loolu moo tax ci loolu nag ci laa nekk ndax njukkal bu ma ko war a delloo war naa tax ma jaamu soxla nit ñi mais ci fulla nag ak ci fayda soxlawu ma ñaar dërëmu kenn te daa mën a profité ci sa antenne bii wax la na ci muy gaara sa Kër Massar muy ci syndicat bii képp koo xam ne kii nee nga góor a lekk na dërëm bi gën a néew yow Samuel kooku dala woo daañu ñëwaat ci daañu ñëwaat ci loolu du ma def loolu non daañu ñëwaat ci loolu daañu ñëwaat ci loolu Gora tey ku xool tey syndicat wu transport soo xoolee syndicat transport démb ak transport tey noo gisee waa xam nga léegi métier yëpp la transport nag da cee raw parce que désordre da cee bari amatul encadrement parce que kenn ku nekk daal am nga droit beru am nga droit organiser am nga droit yooyu parce que système démocratique moo fa nekk sañ-sañ yooyu multiplier yooyu nag ak immédiatement yooyu am ci organisation yi bokk nañ li tax faiblesse su pouvoir syndicat am na ci transport am na ci fu nekk mais ci transport la gën a yokkoo bëgg des malheureusement régime yi ñu am nguur yi ñu am nguur gu ci jël au sérieux transport tamit amu fi déet waay déedéet amu fi yow loo bëgg wax nguur Macky Sall jëlul sérieux transport déedéet Gora li ngay wax garaaw na dama ne Gora li ngay wax garaaw na de man li ma wax dafa leer dama ne nguur yi laa la wax waaw man tuuti ci Abdou Diouf laa pratiqué Abdoulaye Wade ñëw Abdoulaye Wade ak Macky Sall mii dama ne ñi fi jaari ñëpp laa la ku ci jël au sérieux secteur bu am importance muy transport amu ci. mais Abdoulaye Wade defar na ay tali defar na ay kii defar na APA dem na kooku ku nekk xam ne am na lu mu def mais boo déggee ñuy wax li des moo ëpp fuuf li am. kon da nga bëgg ne Macky Sall moom déet waay Gora. ci transport Macky Sall Abdoulaye Wade sax tane woon ci transport. déet waay. Abdoulaye Wade ñuy xas ci transport. waaw moo ko tane sax ci transport. lu tax ngay wax loolu. mais dañoo gis benn avancement. déet waay Gora. wax ma avancement ci transport fan la. Gora am na pont Gambie bi nga xam ne yàgg nañ ko laam-laamee. non attends xam nga kooku man dama cee xeex ba. waaw Ndiaye Jammeh normalement tëj kaso. bul loon vigilance su autorité yi naka dugg naa Ndiaye Jammeh tëj dama ci kaso baa mu rey ba. kon dama ci doon xeex sama morom di ci xeex pour pont boobu am parce que pont boobu pont Farafenni boobu dafa mel ni Sénégal la ko moom. mais nag bu ñu waxalee yàlla bu ñu wax ne Macky Sall boo ko moom Macky Sall dafa ànd ak Adama Barrow mu bokk ci ay charte yu ñu diggante ñoom parce que Macky Sall tamit foofu def na foofu effort. Tali Fatick Kaolack bi defar na ko. dama ne def na foofu non waxuma ne Macky Sall deful dara de j'ai pas dit ça mais dama ne jéego yi daal moo na fi gën a bar mais bu ma taxawee fii ne Abdoulaye deful dara transport baa ma ne Macky Sall deful transport baa bu deful transport kon nag nit ñi koy weddi ma parce que transport am na fu mu egg mais dama ne la par rapport ak Sénégal tollu ak émergence bi ñuy imposé bi ñuy incarné transport war naa romb fii tey bougé ko dafa yomb xoolal renouvellement parc actif ba mu commencé ba léegi 2005 ba léegi mënugul jeex te yow état may woo dërëm banque yi ñooy leble opérateur bi ñëw jël ko 2005 ba léegi oto yi jeexut kooku ci lan la bokk bu doon sax état mooy làmb poosam di joxe nga mën ne oto léeg-léeg day dem xaalis léegi du am xaalis mais état joxewul ñaari dërëm signature donc lay joxe. mais est-ce que cahier de charge sax justement ci programme renouvellement boobu respecté nañ ko. li ñu waxoon amul lu ci respecté parce que amul benn suivi ba ci renouvellement camion yi amul suivi bokk na ci li tax ma ne mënoon naa dépasse gis nga 2005 bi ñu commencé renouvellement Ndiaga Ndiaye car rapide
tey avant ñu doon génn ci ba avant ñu doon def 5 ans rek waroon naa jeex tàkk xam nga tax muy jeex tàkk ñi moom seen oto bëgg nañ ko leen renouveler te gouvernement def ci ñaar dërëm signature rek la banque yi ñoo leble te amul benn banque bu leble na sama xaalis ñëwut. ñu ngi wax sax ne gage yu liggéeykat yi li ñu waxoon ci liggéeykat yi. kon kooku ay manquement la ci état moo tax ma ne bokk na ci li tax may wax loolu 2 voies yi ñu koy réclamer Sénégal Sénégal dañuy wax c'est un pays émergent un pays en voie de développement ñuy roy doo dégg ñu roy Côte d'Ivoire doo dégg ñu roy may kooku di autorité boo dégg ci télévision France lay wax ak États-Unis amul benn tali bu am 2 voies te xaalis nga woon ci biir Sénégal bu war a mën a def 2 voies génn nii ci insécurité dugal leen ci sécurité. gën ngeen gis sax feu rouge léegi de feu rouge de defe naa programme boobu. bàyyi non feu rouge Fatou Sénégal xamul xale yi sax xamuñu li feu rouge xamuñu ko xale yi bari boo leen li feu rouge xamuñu ko mag ñi yoo xamul feu rouge mais loolu moom bokkut loolu samay wax ne la gouvernement bi nëgë ni war naa fekk dimension bi fi mu toll nii transport nëgë ni war naa fekk ñuy wax beneen transport bu dul bii ça sous-entend que dafa am ay freinage am na dilatoire bu ci am. kon loo jàpp daal programme renouvellement ci tataay dafa xaw a échec. non échec na bu yàgg xam nga tax échec na yow góor xuma am na oto yow am nga oto kii am na oto kii am na oto kii am na oto bëgg nañ ko ne renouveler te gouvernement joxewul ñaari dërëm signature rek banque bu moo joxe banque bu nu naa joxe man nu naa jël ku la fi bàyyi oto yi. ñu ne am na ay lobbying sax ñu ne léeg-léeg dafa am ñoo xam ne dañuy rënk bañ ñeneen ñi koo xam ne def na bu projet bi démarré ba léegi. dugal na xam nga loolu am na sax mais dama ne moo waroon am xam nga tax 2005 ba léegi parc bi dafa waroon jeex dilatoire boobu nag compte goutte boobu nag mooy indi loolu ngay wax jox ma nangam comme ni ko gars yi waxee ne am na ñoo xam ne boo bëggee ci am ci oto yi day laaj xaalis parce que am ko moo jafe. chauffeur yi fi nekkoon sax ñu bëri bàyyi dama ne lépp lu jafe laa wax mu am problème mais dama ne bu doon état mooy génne budget ñu mën a état nekkul pour transport rek mais dama wax population ba xam ne état ñaari dërëm dugal ko ci renouvellement ci gros porteur comme kii. comme transport de personnes ñaari dërëm dugal ko ci. garantie lay joxe mais c'est les banques qui financent c'est les opérateurs qui prennent. ci loolu boo jógee ci gros maanaam tata yi ni mu demee urbain bi interurbain yi ak gros porteurs yi projet bi ñu démarré woon 2016 2021 ci gros 20 léegi mu jeex noo gisee projet gros porteur boobu am na ñoo xam ne ñu ne fu mu toll nii oto yi sax jot naa gaare. yëpp gaare parce que li ñu waxoon machine yi li ñu waxoon ci maanaam oto yi li ñu leen présenté woon ak li am ci biir beneen affaire am na ñu fay sax plus. tromperie bu rëy moo ci am c'est-à-dire que gis nga tricherie baaxul. Un projet du caaxaan un projet il faut mûrir il faut de l'expertise pour mettre un projet solide boo xam ne dina am avenir mais lépp loo yàkkamti ou bien y a pas de sérieux résultat zéro dama ne projet camions yi benn ñoo ci des léegi mais li ëpp ci camions yëpp gaare nañu lay nga joxe cher na 2 oto yi amuñu ñu liggéey yow bu la joxee oto boo xam ne mi nga jar 100 et quelques millions ba pare yow yaa wëri ji liggéey. man sama oto màgget maa wëri liggéey yow sa oto bees bi nga xam ne da ngay fay ay traite yaa wëri liggéey yow bu marché bi ñëwoon ñu war a def benn commande 500000 la ñuy fay man mi yor sama oto màgget mën naa kaa jël à la place de 500 man a jox ma 400. mais fret bi ñu waxoon ne woon dañ koy faciliter ay port pour maanaam ñëpp nekk à égalité ku nekk gis sa bopp fan lañ toll ci loolu. non xam nga le port n'a pas géré le fret bi dafa am fret national ak fret international fret national bi malien ñoo ko moom en général. waaw ñoom dañoo am ay seeni conditions teg bu leen neexoon tey ñu bàyyi fi Sénégal dem Côte d'Ivoire te transporteur bari na transporteur lourd bu nekk Sénégal fret Mali bee tax nga nekk transporteur. déet waay. waaw parce que boo defee da la wax tey bu la yàlla mayoon nga am 20 camions peut-être 2 camions moo ci def fret national 18 yëpp fret international la ñuy exploité parce que liggéey boobu nga port boo génnee port dootoo gis ne loo liggéey loolu moo waral ni mu war a demee yow boo jëlee camion buy jël waaye kenn xamul nu muy jar te ku protéger wuñu secteur bi andi am industrie yoo xam ne yi production lañu war def ba pare def transport compagnie sucrière day def transport ciment du Sahel day def transport Dangote def transport Sococim nag moo fi diwul transport les grands moulins dañuy def transport ñëpp sociétés yi les grosses sociétés yëpp dañuy def production def transport ba pare sax seeni travailleurs routiers yi nekk foofa li ñu bëgg amuñu ko dañuy sous-traiter le marché transport te ña fay liggéey contrat yi leen jox dara baaxu ci. yàq transport bi
mais bu ma jëlee exemple rek ci les travailleurs Dangote sama syndicat lañ bokk il souffre bu rek dem rey dem ay négociation secteur transport lourd bu Dangote dañ kaa sous-traité jox ko CDK oto ba Dangote ko moom lépp Dangote ko moom mais boo salaire jotee ñu la demal CDK da kaa sous-traité CDK la ñuy signé ay contrat ba pare di nekk ci responsabilité Dangote si li ñu war a am yëpp amuñu ko semaine bii ministre yi dina ci wax au conseil du dialogue social dina ci wax ñoom seen direction des ressources humaines bi dina ci wax. justement ci liggéey justement loolu sax moo tax sax ñu lay laaj yow tey ñu ngi agité mbirum code des investissements ci yow code des investissements boobu ñenn ñi sax jàpp na day gën a naxasaayal liggéeykat noo ko gisee. xam nga code des investissements nii il faut ñu def attention dafa am na importance du nasaxal benn liggéey mais formule bii la formule adaptée bii ñu teg moo répondrul ci loolu. bi dafa am ñu muy nasaxal ñi néew doole leen nasaxal te warul tëdde noonu boo ko liiree ba ci biir warul tëdde noonu kooku dafay may sax pouvoir ki amut mais malheureusement sens contraire bi la sens contraire bi la donc bu nit ñi di wax rek lu ñu xamut nañ ko doxalee moo baaxut xam nga sénégalais moo mel noonu lépp lu ñëw ci loxoom rek mu wane ci dooleem tey jii projet bu ñëwee ñi am alal lañ koy jox ba ci lu mënti doon bu dee ay machine agricole la bu dee ay lampe la dëkk yu mérité lampe du leen ko jox. kon daal mu ngi mel ni li nga xam ne tubaab moom lay wax tout ce qui s'est fait contre sans moi et contre moi. tout à fait parce que laaju la amul avis. kon yéen laaju leen seen avis ci affaire boobu yéen syndicat yi. non amul avis bu ñu laaj. wax nañ ko sànq rek déclaration secrétaire général ministère des transports bi waxee ne demain ou après-demain le nouveau code sera vraiment voté au niveau de l'Assemblée nationale. le journaliste ma wax ne ma yéen code bi ma ne ko non attends ñoom seen code la ñun xamuñu code bi lu ci nekk de xamuñu ko. kon yéen kenn joxu leen ko amuñu soxla ci ñun pour laaj ñu. ah jombul ñi nga xaar na xam nga loo xam ne mënu ko téye ay tànkam la yore dox ndax jóge na présidence conseil des ministres valide nañ ma ngay dem assemblée mënoo dem karko te xamoo nekk ci biir mënoo damay dem gerew te xamoo nekk ci biir xanaa doo gerew daal ne effectivement rek. dugal nañu benn code boo xam ne laaj yu sama. mais est-ce que yéen député yi yéen ñu ngi leen di kii yéen sax am ngeen benn député bu nekk ci transport nekk assemblée est-ce que yéen mu ngi leen di déglu. pour mu non assemblée amul député chauffeur foofu amu fa. ndax ab chauffeur nga fa mais transport yóbbuwu ko fa. nit ñi il faut ñu def attention. déet waay chauffeur si bu ñu bëggee am député bu leen di xeexal. Pape Sam ñaanko yóbbul. non liste nationale président Macky Sall la ko fa yóbbu. ci liste Macky Sall la demee de kooku ci waawu Macky Sall la fa nekkee. déet waay. waaw li ma wax xam kay nekkul fa njaboot transport non liste la de ci liste la jàll de. moo ay jaaykat ak ay enseignants ñoo àndandoo dem de. mais transport yóbbu ko fa de. soxla transport du ko fa yóbbu. non attends waxuma ne transport dama ne. xam nga transport bu ñu bëggee ku leen di kaasal xam nga mooy lan. élection législative day jot ñu jël ay acteurs routiers xeexal leen woteel leen bañ nekk ko. bu ko regee ñii da ngay xam ne man góor xuma mi ba Samuel fa ma toog ci assemblée. chauffeur yi ak seen i jabar ñoo ma woteel. kon jàpp nga yooyu da nga jàpp ne député yi fa nekk waxaluñu transport seen jafe-jafe. mais transport yóbbu leen fa acteur routier xamuñu bu tafa di jotee ba ci local yi bu bu jotee politiciens yi ci acteur routier yooyu la ñuy dem tibb fa kenn ku nekk tibb ab enseignant politicien avocat politicien commerçant politicien un ingénieur administration politicien ñoom ñooy dem tibb ci secteur bi ba secteur bi jeex kenn ku nekk yóbbu mais secteur bi ci moom amul seen bopp dara. tey ji boo ko ne amoon nañu liste député jot ñu ne léegi transport dem liste loo gisee loi d'orientation. waaw demee maa ngi eggale ci liste boobu bu transport am na liste boo xam ne bii ci député législative yii lii mooy liste transport bu ñu ci amee 20 députés bu ñu ci amee 10 députés bu ñu ci amee 5 députés ku fa mën def assemblée da ngay xam ne benn parti politique joxu la ko transport moo la ko jox. bu ko regee kooku bu liggéey la mën nañoo wax ak moom mais liste boo xam ne bii da ngaa bokk ci parti ba jëlab journal yi dugal ci biir. jël commerçant dugal ci biir jël chauffeur dugal ci biir jël kooku liste moo la yóbbu Macky Sall Pape Ndiankoum Macky Sall moo ko fa dugal mais du góor waxuma du sama morom loolu moom leer moom. loolu nag dañ kaa war a corriger ëllëg ñu fexe ba transport am ay représentants au niveau de l' assemblée loolu bu ñu ko bëggee day fekk nag mu am liste boo xam ne bii c' est le transport ñu voté ko ku fa dem xam ne transport la fa yóbbu. loi d' orientation transport bi noo ko gisee nag dañ koy laam la. waaw xam nga baax na théoriquement ci lañ toll. nañu waxee baax na ndax nag pratique bi noonu lay demee de wóoruñu puisque fii bari na fi ay études yoo xam ne yi Sénégal dañoo aay ci document ñu mu la defalee un document
France sax mënuñu ko. déet waay li nga wax garaaw ne France ils sont doués. déet waay góor nga ne. pour constituer monter un projet. waaw le Sénégal est fort. document rek. texte rek. waaw non le Sénégal est champion. mais malheureusement après amul suivi amul lenn lu fiy ñëw ba am suivi amul. ban exemple nga mën a joxe yéen ci transport boo xam ne par exemple def nañ ko. non du jiyee du xaaj. du jiyee du xaaj amul benn projet bu ñu fi teg fii mu aboutir grand chose amul. commencement bi rek la ba ci xool ko ci mel bu ñu nee tey jii Kër Massar gi dañuy yëkkati dégg nga léegi am na ñu génne ay millions oto yi fii presse bi ñëw ñu yëkkati cantine yi jël taabal yi yooyu yëpp financé mu di ab xaay bu dul yéexa toogal 3 jours foofu nettoyé même set toogal 3 jours nga dellu si waat bu ñëwaatee nam meloon lay melaat c'est ça le Sénégal. loolu mooy Sénégal. mënuñoo bañ a wax si mbirum kaaraange ci tali bi sécurité routière bi tey ñàkk kaaraange ci tali bi doy na waar gis nañ ne accident yi saa su nekk ba léegi ñi ngi say ñàkk seen bakkan noo gisee affaire yi fii nii Kaolack ak Fatick yaa ngi gis la fa xew. non c'est difficile je me pose la question est-ce que c'est pas une malédiction tantôt mais c'est une honte puisque le sang a beaucoup coulé bu dee dëgg rek la ñuy wax ñun rôle bi ñu ci am rëy na te bu ko ñeneen ñi jëfe wuñ ko. y a de l'impolitesse am na ci tali bi je m'en fous am na ci tali bi par contre ay gërmi ñu ngi ci tali bi ñoo xam ne ñii c'est des nobles ñu ngi ci tali bi mais dafa am ñu leen di yàqal ñu leen di yàqal c'est des perturbateurs xaalis lañ yore dafa ne xaalis bi ñu yore loolu neex ma nañ ko ci tali bi te warul demee noonu moo tax may wax chaque jour na la commandement bi il fait des efforts man effort yi dama ko dul gis bu ñu mënoon fexe ba wàññi les postes de contrôle di créer des postes juste à poser police ak gendarmerie douane tant que créé wuñ leen boole wuñ leen ci benn place ñuy contrôler contrôle efficace du fi am contrôle pour sa bopp rek a fi am te contrôle pour sa bopp boobu nag moo yàq jikko ñu bari xale yoo xam ne yi ils sont irresponsables dawal oto rek a leen yitteel am ñoo xam ne ñi c'est des opérateurs am oto gis koo xam ne ki un responsable nga ne du ma ko jox oto bi dem jox ko koo xam ne ki il est irresponsable ngir bañ a fay xëy ñaari feet ba 1 an mu tuural la sa oto jaax daaleel la ko nga ñàkk ay millions baa nga faat ay bakkan par contre ki nga xam ne métier am la bëgg na ci dara waaye boo ko joxee fukki junni du dem dafa am jabar ami doom war a leen dundal kooku da ngay fay lu mat mu defal lu baax xale bi nag fu ñu doon fayee 200000 boo ko fayee 75000 francs mu jël ngay defe ne yaa ki nekk da ngay xëy bis mu ne sa bis ba daaneel la ko basa camion ba daaneel la ko ba ray la ay nit parce que ils sont irresponsables. kon yow li nga doon wax ci mbirum permis à point bi da nga ne woon du solution wu accident yi mais dafa mel ni looloo am. non xam nga permis à point réglé wu tous dama ne suba dañ ko indi ginnaaw suba accident am xam nga permis à point dafa am fu ñu ko gisee dañ ne boo demee États-Unis baa nga dem Canada baa nga dem Europe France gis nañ daal ba ñu indee instauré permis à point accident yi jeex na fa ñu ne kon dañ koy indi Sénégal mais ça c'est un faux problème est-ce que permis à point bi rek nga indi doo indi la ànd ak moom tali yi ñu sécurisé 2x2 voies oto yoo xam ne oto bu màggee du fa daw ah condition yu baax nekk fa le climat yooyu yëpp doo ko indaale da ngay indi benn permis à point bi rek boo ko indee bàyyi fa yedes accident day am li gënoon nag mooy 2x2 voies nga fa fekk nga indaale ko route sécurisée yooyu nga xam ne nit du ko jéggi nga indaale ko oto bu màggee du fa daw nga indaale ko ah conditions yi normales yi nga indaale ko contrôle bu normal nga indaale ko opérateur bu responsable nga indaale ko chauffeur bu responsable nga indaale ko responsable politique bu normal nga indaale ko jikko yooyu yëpp nag nga indaale ko boo ko regee foofu lay permis à point amee njariñ mais boo ko bàyyi yooyu yëpp nag nga gàddu ci benn rek def ko sab saak ñëw Sénégal damay def permis à point buñ doon dama ne Sénégal bu ñu doon ko def accident ñu rendi la bu subaa accident am parce que daf li war a ànd pour accident bi jóge fi yooyu lañ indiwut xam nga nit ñi dañuy wax te utaguñu ay solution luy solution yow ci accident yi mooy leen di wax xam nga benn rek bu ma la jox exemple muy aire de repos xam nga ñu tey boo nee aire de repos ñu ne góor ko ma waxee naa aire de repos buñ ñu fontoo waaye liggéeykat bu du noppalu nañ indi aire de repos yi région bu ne daa war aire de repos réew yooyu ñu permis à point mais amul benn oto laa la wax buy dee Europe 2 heures de temps si taxawoo force mais mairie yi ana ñu ñoom non dama la jox exemple rek aire de repos yooyu dama ne ku ko bañ Sénégal gii boo génnee Europe gii ñuy wax di ko tiitaroo ku fa dawal oto 2 heures de temps mu neex la ak mu naqari da ngay gaare ak oto boo mën a yor da ngay gaare noppalu oto bi noppalu mu am ñun ay air yoo xam ne boo bëggee julli boo bëggee def leneen def leneen fii Sénégal nag fii ngay déparé ba Rosso foo taxaw maire ba di arrêté la bu fu taxaw déet waay waaw maire yëpp nag ci defi quiconque waaw mais dañoo ne mairie démembrement état la état lan la dox ci loolu mais xam nga boo nee oto bi du dëkk bi bu war a taxaw yaa ngi créé insécurité parce que ku dul taxaw léegi sonn te ku sonn nelaw
loolu da ciy bokk dañoo war a dëkk bu nekk les grandes villes là ñu aménager ay repos ñun ñu ñëw fay boo foyee dugg fa noppalu sa oto noppalu boo amee looy réparé nga réparé ko sa xalaat dellusiwaat loolu bokk na ci lii di accident yi wax naa la trop de contrôle tue le contrôle diggante trajet boo xale bi waroon nga faa def 5 heures de temps nga bëgg faa def 20 heures de temps minute bu nekk am na ko lay arrêté minute bu nekk am na ko lay arrêté 5 minutes yu am na ko lay arrêté saa boo départ bëgg a dabuwaat beneen de temps perdu yooyu bokk na ci indi accident ñu koy signaler état tey du ci benn solution boo waxee ñu ne dëkk bi da war am sécurité mais dëkk daa war am sécurité mais bu ñu bëggee moom sécurité dañuy fexe ba boole poste yi gis nga poste yi bu ñu leen boolee man bu fekkee Samuel sama xarit la ba tax bu ma ko fekkoon fële nuyu ko def sama yoon mais Samuel dafaa nekk keneen ak keneen xarit googu du dox te dañuy contrôle bu normal. am na chauffeur yu may interpellé ne ma léegi daal li gën a tax tamit ñu yokk accident mooy di ñuy dawal ak xel bu daal mooy ndax yow chauffeur boo ñëwee yore lu toll nii camion li nga chargé yëpp mat ay millions nga war ko yóbbu ba dëkk pour maanaam jox xaalis transporteur bi boo weer fere bi di weer bi dee fukki junni ngay am ci salaire te fukki junni yooyu léeg-léeg sax dàqante la. waaw du loolu la wax naa ko léegi dama ne xam nga da ngay gis koo xam ne ki un responsable mu lay laaj da nga may fay 200000 daa yore jabar ak i doomam du dundal waa këram avec une grande noblesse mais kooku responsable la boo ko joxe sa oto léegi ci bëgg di ko càmm nga bàyyi ko fa dem jël wax naa ko léegi jël benn xale boo xam ne bi à 75 à la place de 200000 nga jox ko 75000 francs nga ne kii moo baax parce que il fait des rotations rapides mais da ngay toog benn bis ñu oo téléphone na la oto baa nga place sangam rey na ay nit ba daanu la loolu laa la wax dama ne la nañ responsabiliser les responsables mais faciliter le Sénégalais bëgg muy man muy son morom nu mu gën a yombe rek gën a nooy rek foofu la baaxee te yooyu c'est des erreurs. mënuñoo bañ a wax ci dundaay bu cher bi temps yi coow am na centrale syndicale yi dem nañ sax ba nga xam ne liggéeykat yi da leen weddi di leen di wax naan amatuñu centrale syndicat sax amatul Sénégal ñu wedd association consommateurs yi. waaw ñoo jàngee. mbir boobu ba tey ay activistes yi ngay dégg ay Guy Marius Sagna ñëw récupérer combat bi nga xam ne syndicat yi la ñu war a am. xam nga syndicat war naa wax ci dund bu cher ndax dafa am ay travailleurs yoo xam ne moo leen gérer mais gis nga ki ñu war a gën a wax mooy association des consommateurs yi ndax ñoom ñoo ne ñooy défendre les consommateurs te doo dégg benn yoon ñu wax xanaa lu ñuy wax bu ñu ne suba nag yokk nañu góor xuma ne ak ku mel ni ma ne yokk paas nga gis ne ci presse bépp ñu ne transporteurs yi Touba Diagne tax ñu yokk paas yi du fa gëm xuloo xeex mais bu ñu yokkee mburu du ñu wax dara bu ñu yokkee carburant du ñu wax dara bu ñu yokkee ceeb du ñu wax dara dama ne ñooñu ñooy première à dénoncer les associations de consommateurs defuñu fi tous. par contre syndicalistes war a défendre le travailleur bi défendre le travailleur bi li ko jiitu nag mooy environnement mu jaar ci yoon loolu bokk na ci dund bu cher baaxul ci liggéeykat bi te syndicats yi aussi surtout les centrales war nañu gën a jëlaat position. il est temps maintenant ñu jëlaat position rek du question rek la force non doole da nga ko jëfee mais doo amee doole rek toog doole da ngay daal di xeex bi nag moom li ngay def bëritul léegi syndicat de base yi rek ñooy xeex mais centrale xeexatuñu moom man déggatuma benn action boo xam ne bii dañ ne centrale bi ci moom demandé nañu une grève générale pour que kat mbooloo travailleurs yi nga xam ne bokkuñu sax lu ñuy def demandoo grève parce que grève générale li muy indi mooy tailleur baak chauffeur baak journaliste baak ñëpp kenn ku rek ñu xeexalandoo la ci benn yoon mais da ngay gis transport routier di xeex bokk ci centrale nga gis waa santé di xeex bokk ci centrale mais yooyu syndicat de base ñooy xeex mais centrale yi xeexuñu te centrale yi dañoo war a gëj a xeex nag te dañoo war a ñam xeex nag man xeex maa ngi jën parce que ci Madia Diop ba léegi gisuma fi xeex dañoo war a góorgóorlu nag waxtaan seen biir comme ñoom am nañu ay cadre yoo xam ne lu ma ñeenti syndicat ànd nañu benn syndicat rek surtout man CNTS gi ma bokk woo di gërëm sa war naa mën a jóg taxaw na bis sàngam grève générale parce que am na doole ji am na mën na ko dakaa war a def nag doole boo ko amee te xeexoo amul benn njëriñ. te yow loo gis tey environnement transport Sénégal liggéeykat yi li ñuy dund. waaye c'est des c'est xam nga le transport dama ne le transport est oublié ñi ko moom ñoo ci góorgóorlu ba pare nit ñi considération bi ñu war a jox acteurs yi joxuñu leen ko. lu tax nga bàyyi joxe premier mai cahier de doléance. amul njariñ. ndax lan. doo xam nga man waxuma cahier 2021 man cahier 2005 laay laaj cahier 2005 la ma ci bindoon nañ ko réglé 2006 la ma ci bindoon nañ ko réglé 2007 nañ ko réglé waaye at yooyu yëpp defuñu ci tous waaye looy dee cahier 2021 nee naa leen chaque jour saa bu ñu yóbboo carnet bi lundi bu mardee boo dee fekk mbëbës fekk fa carnet yi. déet waay mbëbës nga wax de. mbëbës poubelle ba lañ koy fekk. nee na daa war a xeex nee na boo leen joxee cahier de doléance daal su suba ji
boo demee yow mbëbës nga koy fekk. loolu moom garaaw naa. waaw seetaan leen seen bopp nag. waaw suñuy doyen yéen seetaan leen seen bopp parce que dégg nga góoraa ngi jooy nee na syndicat transport moom. li ma gën a métti rek premier mai rek ñu dee ab secrétaire di photo Macky Sall di ree ni ma méttee dafa ëpp sax Macky Sall moo war a ree mais yow da ngaa war a mattu nga war a def pour wan ne yow mi kontaanoo mais boo ree kay ça veut dire que yow tu vraiment amoo problème. léegi mënuñoo bañ a wax ci leneen li nga xam ne projet yi tàmm nañ autopont yi. waaw noo gisee autopont yi gis nañ Kër Massar nag. am na solo Kër Massar waaw. xam nga waxoon naa ko Pikine waxoon naa ko Yoff bu ñuy di coos yow ay émission mel ne non nii la mën a demee lii lu ñu war a doon ay at la ñu koy def mais nañ cravaché fu war a autopont am dafa war a am route 2 fois 2 voies dafa war a am gis nga nguur lu muy der bu def régler problème askan wi tax ñu leen koy doyee autopont Kër Massar gii Kër Massar ku ne xam ne da ngay daw jigale autoroute ba 10 minutes nga ñëw croisement Kër Massar def 1 heure de temps pour dugg Kër Massar mais avec l'autopont nit ñi dañuy jàll autopont boobu boo xoolee ci terre beeg yooyu dem na gis nga fii ñu toll nii dañ kaa waroon dépassé man je crois que fii ñu toll nii il faut des efforts mais c'est des efforts à pas de caméléon nit ñi waroon nañoo dépassé gis nga man bu doon man maay Macky Sall fii Abdoulaye Wade yemaloon réew mi bu ma nee salaamaaleykum balaa sama deuxième mandat benn mandat bala jeex waaye naaw Sénégal naaw na. kon yow mi transport fu mu doon yow yaa ngi ne kàkataar la ñuy demee. du transport fépp a yem transport da cee raw rek gis nga man xam ne li tax ma di la wax loolu yow doo dégg ay millions ay milliards rek ngay dégg ba ci inondation yi da ngay dégg ay milliards transport nga dégg ay milliards santé nga dégg ay milliards mais anamu donc ñi ngi góorgóorlu mais dañoo war a gën a góorgóorlu santé mi ngi def effort na gën a def effort transport nga def effort na gën a def effort ci ba yëpp jeex. mënuñoo bañ a wax inondation justement yéen acteurs transport yi noonu lañu dindee inondation yi seen chauffeurs yi. Kër Massar moom dee na yi oto yi ñu leboon banque bi oto yëpp gaare na presque. ah loolu garaaw na de. amoo yoon woo jaat mais de baare nañu leen bu layee sax tali yëpp tooy xep baare Kër Massar moom nit mu fee liggéey moom léegi du saret tànk sax boo ko yoree doo xam foo jug. déet waay. waaw Kër Massar tout est inondé Kër Massar est humide. ah waaw. ministre Omar Gueye yaa dégg acteur transport yi de. transport moom ñëw liggéey. Kër Massar moom amul mbedd yëpp dañu leen baare te tali yi yëpp dagg na parce que Kër Massar dafa nekk ci cuvette gis nga ñun ñi fi lañ juddoo gis nga bari na foo xam ne bi ñu nekkee tout tànk rek fa lañ daan sangoo yëpp ay immeuble la léegi fañ daan sangoo di fa napp ay jën fii ci Kër Massar ñàkkuram fii lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee. ak Camille Bass bi ñu doon. waaw Camille Bass laa la moo tax ma ne Kër Massar Camille Bass ak yooyu dex fañ daan nappee jën ak i mbonaat bañ nekkee xale dex bi lañ ko dama ne fañ daan nappee jën ak i mbonaat tey ay immeuble la waaw ba pare bu tawee ñu ne lu tax mu ndox mi yam non mënul ñàkk Kër Massar ak li ko wër yëpp kivet la ba Tivaouane Peulh kivet la bu tawee mu ñëw de Malika géeg yëpp bu M3 bala maa dee ñu naan M3 nekkoon dex goo xam ne gi ay gaal sax ñu fa doon nekk M3 gii barax boo xam ne bii comme il fulawoo mais 70 la sécheresse commencé mu commencé dëkk bi di wow mais ndox moom moo mel noonu saa bu ñëwaatee jaar fa mu waroon jaar kon foo dégg ci Kër Massar ñu ne dafay taa ñun ñi fi xam ne ñoo dëkk ci banlieue bii yàgg xam fi fu ñu fi ne taa rek napp nañ fi jën ba tey. mënuñoo bañ a wax corridor Dakar Bamako amoon ngeen ay réflexion yoo leen tegoon à l'époque maanaam pour defar diggante Kidira jëm Moussala projet yooyu fan la toll pour ñu defaraat tali bi organiser transport bi nga xam ne diggante transport de marchandise bi surtout diggante Dakar Bamako bi nga xam ne xaalis bu bëri lay dugal ci koom-koomu réew mi. diggante Tamba ba Moussala égout diggante Tamba ba Kidira égout te ñaari yooyu mooy ñaari ligne corridor yi benn égout ci. déet waay mi ngi nekk en cours nag. ñoom ñëwoon nañ affaire bi song nañ ko. waaw dama ne songo boobu dafa yàgg songo bi dafa yàgg ay nawet fekk na leen ci gis nga yooyu yëpp ay projet la ñu ngi ci mais dama ne y a des lenteurs man gisuma lu waral loolu xaalis daa war a teew nga war def li ngay def mu jeex avec une bonne qualité de route yi nga ñuulal tali taxul nga am tali. déet waay ñuulal tali taxul nga am tali il faut une bonne qualité te nit ñi il faut que ñu war a xam ne Sénégal a dépassé 1960 nit ñi dañoo bëgg ay 2 fois 2 voies parce que tali bi dafa saturé gis nga nit ñi wax ne oto yi dañu surchargé noonu la tali bi surchargé. tali bi daa surchargé. lu tax loolu. ñaata oto am Sénégal gi route booy dem ñaata oto nga gis
foo doon bu jëkkoon booy dem ci tali boo tasee oto bala nga tasee ko kenn xamul ko léegi tali dañoo bari oto yi dañoo bari kon tali yooyu leen war 2 fois 2 voies il faut que nit ñi gouvernement gën a def ay effort créer ay 2 fois 2 voies mais sans croisement rek tali 6 mètres 6 mètres ñaari camion bu faara wàggi bus junni oto accident du fu gaaw a jógee nañ def effort ñi ngi def effort waa nañ gën a góorgóorlu Macky Sall ba li des ci mandat bii mën a cee régler lu bari il a les moyens na régler lu bari il a les moyens bu mu caaxaan parce que nag yaakaar moo tax mu dekk fi ma dëgg ni man bu ma koy conseillé dama naa ko loo mënoon benn. mais yow Macky Sall sa xarit la woon sax yow gisoon nañ ne yow bon ci jamono. ci yu politique xam nga man góor ko man mii man maa neexul xaritool. lu tax lool. ñoom bëgg nañoo xaritoog man mais maa neexul xaritool puis que man syndicat laay def te ku nekk opposition def la xarit mais boo nekk pouvoir nga ko di syndicat ñu def la noonu. man day Macky Sall bokk naa ci mu recevoir mun a bokk nga ñuy wax ba mu falu waa di nga bokk ci ba mu folleeku. mooy kon dafa mel ni lu may wax tout le temps di ko wax. naan la syndicaliste laa naan la communication arrange l'homme politique mais l'information dérange. man syndicaliste laa politique. gis nga la ma doon wax ci Ablaye Wade bañ xëy football ma noonu laay wax ci Macky Sall football ma meeg football boo ñëwee boolewuñu ma ci dara mais man je resterai syndicaliste ba ma xëy bàyyi baa ñu dàq ma mais tant que maa ngi uy syndicat kese laay def dara du ma tere ne man citoyen sénégalais la am naa parti boo xam ne bi moo neexee ne parti bii moom laa opté moom laay woteel mais syndicat moom du ma ci dindi virgule te ku bëgg a def syndicat pur et dur ba doo mën a jubóog état. déedéet li ma yore ñoo ko yore li ma soxla ñoo ko yore damay dóor di laaj te koo dóoru mere la. te boo dóor duñ la may. déet waay ah nguur ak Macky Sall gi de moom tàccu du tax mu jox la dara de. mais yow Mansour Faye ni may ne sa xarit la waaw. mais xanaa nag war na la mën déglu. waaye déedéet xam nga Mansour Faye suma xarit la effectivement mais ay intérêt lay xool Mansour Faye xarit gi yëpp. xarit xeelul xarit la ministre ñu ngi lay xaar kon ci auto transport nga ñëw andi leeral da nga li Faye góor a wax de. xaritu góor a nee na xaritu intérêt. loolu garaaw naa monsieur le ministre ñu ngi lay xaar auto transport nag ñu ngi lay xaar intérêt lay xool ñu lay xaar xool intérêt lay xool de bu ma ko topp ci intérêt bi rek trahir naa sama gars yi. déet waay Mansour Faye waaw li mu bëgg bu ma ko toppee waaw damay trahir ñi ma àndal. lan la bëgg maanaam li mu bëgg a nekk ci rek del wax oui rek jamais non man syndicaliste laa damaa war a wax non di wax oui mais lenn la waxtoom. mais yéen seen secteur bi est-ce que du politique moo tax tey transport mënul avancer parce que gis nañ fi leen ministre bu ñëw rek seen yenn gars yi daal di ñëw tafu. boo xëyee keneen a grève keneen ki ñëw ne ko non contre grève. xam nga bu Sénégal dëgg basam la war a yaakaar basam ñoo ko war a may léppam mais bu fekkee da nga faa bàyyi sa base ba amul sa base ba pare bëgg dund il faut nga jigéen gars yi te gars yi nag boo leen jigéñee li nga bëgg ñi liñ bëgg boo ci nekkee li gars yi bëgg tamit doo ci mën a nekk nit da nga war a yar sa base bu waxtaan jotee nga waxtaan bu xeex jotee nga dóor bu la kenn njëkk a dóor dóoral loolu mooy syndicat da ngay dóor waaw da ngay dóor te koo dóor bu mere la. déet waay waaw. mais teg justement teg ngeen kuréel boo xam ne dafa ëmb ay syndicat transport yu yëpp ngeen toll si boo ko xoolee lu ëpp si juróom ñeent la ñu wax si mbirum syndicat transport am na ñuy laam-laamee sax grève yëf yooyu nan la tuddee parce que yéen moom seen mbir dafa xaw a jafe. waaw saa su nekk yéen a ngi ci coow. xam nga yàlla daf ñoo dimbale ñun nag ñoo des war dimbale suñu bopp ndax ñëpp dañu doon wax naa syndicat yi dañoo war a nekk benn yàlla nag moo tawam ñun ñëpp ñu nekk benn képp koo fi dégg ñu ne syndicaliste ci Sénégal gii bokk nga ci cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal ba signé nañu engagement yi normalement suba au plus tard lundi dinañ déposer préavis de grève bi ak mémorandum bi syndicat yëpp signé nañ ko dañ koy signé engagement yi signé nañ ko moom bi nga yore nii demain ou après demain dinañ signé plateforme bi lundi ñu déposé ci ko bu gouvernement waxee li ñu bëgg baax la bu ko bëggul ñu xeex ak la ngeen bëgg yéen. waaye difficulté le transport à genoux ci toute la ligne dara doxut loolu lañ bëgg ne leen lii ak lii points yi bari na bu ci réglé wul ñun dañ leen gerew te bi yoon nag xam nga tax gerew bi réussir karoon wax naa bokkuma ci ñëpp bokk nañu léegi te dañ ku signé fii boo ci génn ëllëg ñu rendi la rendi duñ la te dañ leen rendi déet waay ñi signé fii muy man muy sama morom waaw ku ci génn ñu rendi la ñan ñoo signé ñan est-ce que mën nga ma wax ñu signé. man bokk naa ci indi moon la. yaa ma ko jox de. waaw maa la ko jox. waaw
cadre unitaire des syndicats des transports routiers de góor xuma signé na bu ma ci génnee nañ ma rendi te gars yi sax nañ may rendi Bawol ji Alassane Ndoye signé na bu ci génnee bu bëggee ñu rey ko bu bañee ñu rey ko Diallo ñaa signé na bu génnee day dee Mamadou Ndiaye signé na bu génnee dee Modou Ndiaye taxi bu signé na bu génnee dee Momad Cissé moom ta fi taxi la nekk buy génne di dee Fallou Samb bu génne di dee Karamba Goudiaye bu génne di dee Modou Sok bu génne di dee kenn moo ci bokkoon kooku moom génn na génn ñoo ko dàq muy Mansour Ndir moom bokkoon na signé na mais demaguñ geraw mais ñun dàq nañ ko non kooku moom am nañu information yu tax daal gars yi demandé ma ndax comme maay chef de village acteurs yëpp dañuy def benn village def ma chef de village nee nañ ma daal Mansour Ndir naa ko génne santaane naa nañ ko génne la raison yi tax ñu koy génne nag moom demaguñ geraw demaguñ dara mais daal am nañu raison yu tax ñu génne ko jox nañ ma information yi ñu génne ko. mais fii mooy auto transport dafa war a leer lan la. déedéet du tudd ci loolu xam nga tey bu loo xam ne da war a am suba kay dañ ne ku fi génn boo déggee ñu ne ku fi génn rek dee maanaam bu dugalee préavis bi ku génnaat ñu rey la mais comme préavis demagut dara kenn engagé gul dara mais bu préavis bi duggee moom ku génn ñu rey la ku génn da ngay dee ndax sa base da lay woon ginnaaw ku génn dee moom nag jéggal nañ ko fi nekk nii moom bokkul ci ñi dem di déposer préavis ba bokkul ci. waxtu bi xoj nañu Gora presque maanaam sa kàddu mujjee ma fàttali tey nag thème bi nga xam ne moom lañ doon wax ci mbirum transport mooy tey dañ doon wax maanaam d'une manière globale le transport sénégalais et ses enjeux jot nañ jaar nag fu bëri foo xam ne wax nañ ci si jafe-jafe yi ngeen di dund tey nag sa kàddu mujjee lan nga gis loo xam ne tey bu ñu ko defee transport routier surtout et ses enjeux comme li ma wax nañ def chauffeur bi gis si boppam. kay dawal mooy kii dawal gis ci boppam apprenti biy lang ak ñëpp ñi nga xam ne muy coxeur bi ak convoyeur bi ñëpp ku ci nekk daal gis sa boppam ci transport. il faut du sérieux la volonté politique imposée tant que y a pas de volonté politique dara du fi sotti donc loolu rek la ñuy leen di imposer pour que ñu toog autour d'une table point par point de tous nos problèmes état réglé ko. kon ndëppal transport daal nga gis assise transport routier. non revendication pas assise sax dama ne table négociation bi ñu jëm. jàpp nañu bu fekkee transport dina dox ndax duñ bàyyi benn point lañ. mais seen grève bi est-ce que doo leen ñëw ba dernière minute parce que tam ngeen loolu de. non dégg dama ne la xam nga dañ daan grève am ñu ne grèvewuñu boo toogee tuuti liggéeykat yi kane grève ma même buñ bokkul ci moom dañ daan départ boo la waxee ñu ne place nga boobu lañ bokk mais bii amul. sama réalisateur bi Abdou Top nee na ma waxtu bi xoj nañu kon ma fàttali thème bi ñu doon wax le transport routier sénégalais et ses enjeux tey moom lañ doon wax gis nañ jukki lañu def passé en revue yëpp. li nga xam ne moo xew ci transport ak actualité bi seeraay dund beex yëpp jot nañ tey doon dalal kii di Gora Khouma nekk secrétaire général union des routiers du Sénégal ñu may ko mu tàggoo ak téléspectateurs yi ak lan lay wax njiitu réew bi ci situation transport. li may wax suñu mbokk acteurs routiers yi ngir yàlla ak yonente bi nañ arrêté maa tey bi nañ arrêté je m'en fous bi nañ respecté code de la route nag mënoo ko respecté te xamoo ko. il faut nga xam code de la route mën ngaa respecté mais loo xamul mënu ko respecté le sang a trop coulé nañu bàyyiwaat suñu xel te xam ne li ñu manqué bari na lool mais tamit du tere nañ def li ñu war a def bakken dafa fort kon nag bu ñuy wax ma Samba ak moo xam ma demba nañ wax suñu bopp le sang a trop coulé nañ def ay effort nag ñeneen ñi tamit jàppale ñu ba effort yu ñu bëgg a def mu réussir di gërëm président de la République c'est le président de tous les Sénégalais li ñu wax ba góor gi waxoon ne boo duggee ci oto ñaanal sa wér mucc ndax sa wér moom bu amee problème yéen ñëpp ngeen am problème mais le Sénégal aussi le conducteur c'est le président Macky Sall na am jàmm Sénégal am jàmm ñu ñaanal ko mu am jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm gouvernement bi am jàmm te ñu gën a yokk ay effort tax sénégalais yi bu ñu leen falee yaakaar lañ am ci ñoom yaakaar yooyu nag ña nga cee liggéey mais nañ ko gën a yokk ku ne liggéeyuñu nag da ngaa wax loolu neex mais dafa waroon dépasser fii gis nga fu ñu doon séentoo 10 waa ji am 6 liggéey na mais bu doon liggéeyoon dinañ dem 9 kon dañoo manqué lu bari mu foofu la ñuy waxee mais waxuñu la bougé wuñu le mais waroon nañu egg actuellement 9 di wàññi dem 10 pour cent ñu ngi ci 6 pour cent kon nag ne bu ñu nekkoon 9 pour cent du ñu leen wax ne lu tàccu la ñuy def kon ñu ngi 6 pour cent li des ci mandat bi nañ pousse dem 9 pour cent Sénégalais soxla nañu les Sénégalais souffrent te souffrance boobu ñoom lañ ci yaakaar kon faut pas dormir xam ne Sénégalais yi tamit souffrance boobu ñoom lañ yaakaar ñu dindi ko nañ defee effort pour dindi ko di gërëm presse bi di gërëm nag surtout le problème diggante li amoon diggante Sénégal ak Mali
man nemmee ko ci xool ci presse yooyu la am importance si c'était pas la presse sénégalaise suy diggante Mauritanie ak Sénégal la ma woon man naa am ci diggante Mali mais presse bi on a une presse responsable lépp loo xam ne ñaaw na denc nañ ko lu rafet rek lañ génne ci diggante Sénégal ak Mali ba kenn xamul sax ne ñu lu ñaaw am na ko loolu man dinaa ko témoigner xam ne presse bi joué nañu rôle bu am importance parce que bu leen neexoon mu ñaaw te li may wax chaque jour presse moom ku yéeg ci kaw muy politicien muy syndicat presse moo la yëkkati ba nga nekk ci kaw mais presse nekk suuf ñeneen ñi nag di tufli presse bi ñeneen ñi di tuur ndox loolu moo yàq affaire bi ku nekk opposition presse moo sa xarit ku nekk au pouvoir presse moo sa noonu syndicaliste bu dem ci kaw presse la ku mënti dem ci kaw muy musicien footballeur rek lu mën doon ku dem ci kaw rek presse la waaw kon il faut que ñu gërëm presse man day naw naa leen ci problème Mali bii naw naa presse sénégalaise. may nuyu au passage waa syndicat Mali muy Sinacor. waaye ñoom mosoon nañ fi ñëw sax. ba ñu jotoon kii maa leen di nuyu Dabo di ko wax ak Keita di leen nuyu bu baax di leen wax ne jërëjëf gàcc ngalaama yéen syndicat waa Mali bi ngeen ñëwoon fii vous n'avez pas fait un bon séjour di partager ensemble ak sénégalais yi seen vision ci transport routier kon may wax autorité yi ngeen jàpp nag li ma wax fii yëpp du dara. defar transport moo tax dañ ko gëm teg dañ gëm ne ku defar réew foog nga defar transport ku defarul transport mu réew mi mënul jëm kanam parce que transport mooy créer ay voies de communication mooy tax ñiy déplacé wu di faj seen soxla ngeen jàpp na lépp li mu fi wax comme li ma loon wax rek defar transport tey nag thème bi ñu doon wax mooy le transport sénégalais et ses enjeux gisoon dañ dajaloon kii Gora Khouma nekk secrétaire général Union des routiers du Sénégal may ñaan nag yéen ñi nga xam ne yéenay dem ak événement religieux yi di ñëw muy gàmmu muy màggal Touba ak gàmmu bi di ñëw prudence sur les routes chauffeurs yi dawal leen ndànk ngeen bañ a nag maanaam di def vitesse ak yooyu respecté leen ñi nekk ci tali bi ngeen xam ne yéen ko bokk usagers yi ngeen di nelaw tamit ci la bokk xaalis neex na waaye nelaw leen pour ñu protéger aar yéen seen bopp aar tamit seen njaboot parce que soo leen génnee àddina da ngeen di lor seen njaboot yéen chauffeurs yi waaye tamit askan bi ngeen di yàpp tamit ngeen xam ne dawal responsabilité civile la ñu ngi leen gërëm di leen sant wasalaam.